del déglu del xool am ñu ciy profité di sant bu baax Sëñ Muntaxa ak ndawam li nga xam ne moo doxal ndigalam muy Sëñ Bass Poroxaan parce que moom moo nekkoon à la table de négociation et de médiation parce que dëkk bi tàkkoon na ba pare dañ koo fay du ma ni dañu dafa tere dëkk bi tàkk mais dëkk bi tàkkoon na ba pare dañ koo fay léegi fay boobu nag ci la suñu libération bokk ci point de discussion yi nga xam ne Sëñ Muntaxa moo nekkoon partie garante bi kon yell na bu ñu génnee ci natt boobu ñu nekkoon ñun ñëpp ñu dem ba ci moom gërëm ko xamal ko ni ñun jëfee nañu pare nañu pour jëfee ndigalam suñu kuddu ràcc na jàmm mais ci kaw ñu wàccoo ku ci nekk wàccoo ak diggéem parce que opposition bi diggéem mooy lan mooy lépp luy fitna ak manifestation ñu teg ko ci suuf ci jamono joo xam ne askan wi dafa jekku parce que rapport de force am na ak nguur gi ñeenti fan yu tàng jër nguur gi li mu am yëpp génnee na ko génnee na police génnee na gendarmerie génnee na armée génnee na ay samba boy ay nervi jëfandikoo na justice jëfandikoo na une certaine presse loolu yëpp taxul mu am li mu bëgg taxul mu mën a maintenir l'ordre public force est restée au peuple kon loolu moo tax ma ni peuple bi moo nekkoon en position de force ci négociation yi parce que en face ils ont utilisé toutes leurs cartes ça n'a servi à rien du tout le peuple est demeuré souverain lecture boobu le président Macky Sall am contrairement à son ministre de l'Intérieur qui est venu jouer les sérieux di ñu menacer di accuser de terrorisme et où Macky Sall dafa jël son contre-pied appelé presque à l'apaisement en disant avoir compris le mal-vivre de la jeunesse au moment où ces autres ministres accusaient les populations de terrorisme. Alors par rapport à la visite ci xalif bi ñu jàpp ne peut-être. léegi pour dellu ci visite bi. waaw visitu cant ak ngërëm la. loolu lu reconnaissance boobu loolu mooy li gën a yell lu gën a jaadu ci koo xam ne ñoo xam ne presque sànq woon nañu parce que ñun dañu doon téye ba 2024 loolu leeroon nañu. donc bu fekkee ni moom def na intermédiation ba opposition bi yëpp nangul ko malgré que jekk woon nañu foofu laa doon jëm ñu woote manifestation boo xam ne boobu dañ ko pare woon. bokkul ak ñeenti fan yu tàng yi nga xam ni ay manifestation spontanée la woon bii yoon opposition bi yëpp dafa jàpp date ñu coordonné ñu ni samedi dañuy génn nangu suñu baat. donc loolu la Sëñ Muntaxa empêché kon c'est normal que ñun bu ñu génnee ci contexte boobu ñu dem gërëm ko remercier ko wax ko ni ñu ngi ci dynamique boobu mais aussi ñu ngi déglu le camp d'en face mu wàccoo ak ay diggéem donc te ñun coalition citoyenne le peuple plateforme de revendication bi ñu teg épouser na suñu ay revendication à 90% mais am nañu benn préoccupation boo xam ne ñun ñoo ko ci dollil xalif bi muy criminalisation wu LGBT bi nga xam ni Dame Mbodj wax na ko xalif bi ak insister ci 3e mandat bi nga xam ni mënut a nekk parce que loolu mooy indi jàmm ci réew mi parce que ñoom xam nañ ni man dañ ma posé woon question sur le 3e mandat donc loolu moo tax ñu dem waxee noonu ak sëriñ bi te sëriñ bi am na nu mu waxee loo xam ni dégg-dégg moo koy décrypté. Pamatar visite boo xamante ne quand même am na ñu jàpp ne sëriñ bi war woon recevoir ku ci mel ne Clédor Sène ak Assane Diouf loolu ci sëriñ Muntaxa ak dayoom ak ni mu toll ak ay citoyens sénégalais yoo xamante ne dem nañu ko seeti nan nga ko gisee. waaw loolu dama koy ñaawlu te du ma tudd turam sax parce que am na yenn ñoo xamante ne vraiment bu ko nit defee bu wàccee ba ci yenn bases yi du ma ko ci fekk mais dama koy wax rek mu delluwaat ci religion tey jii religion islamique dafa am loo xamante ni da ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam aussi am loo xamante ni da koo digle donc moom bu ko jàngee rek dina xam posture xalif général des mourides dina xam lan moo tax mu njaboote ñëpp te si njaboote ñëpp nag
xam nga lu gën a bon mooy ngay bëgg nit ki nga koy condamné ci passeem wala ci loo xamante ni jot na koo dund leneen li ma ci bëgg wax rek parce que kooku moom vraiment bëgguma ci perdre sama benn temps ndax gisuma mu am benn importance boo xamante ni war nañ ko koo jox kàddoom googu moom kase moom moo ko tenir te moom moo ko sañ a tenir na nit moom yaakaar naan sa dayoo rek ngay waxe ak sa tolluwaay fi nga toll ci mbir yi ak si jamono li ma bëgg wax rek mooy di rappeler parce que xam nga aussi mënuma toog ci benn plateau boo xamante ni dañ may naan Sénégal dafa pauvre et que suñu richesse nekk pétrole ak or loolu rek day wane quand même que niveau en tout cas li ñuy doon xaar si ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite wala ñu jege pouvoir bi boobu ba tey li ñuy xaar si ñoom du gaaw a sotti parce que Oumar Faye boo xamul ni li nga am moo gën a am doole pétrole gën a am doole gaz gën a am doole diamant mi jeunesse boo ko xamul vraiment waxtaan bi jarul muy sore parce que bu ñu la nuyee réew bi nga nekk di Sénégal ñi nga xamante ñoom ñoo amagul 35 ans dépassé nañu 70%. maanaam réew bi nga yor yàlla dala dimbali ba ñëpp wala ñi ci gën di bëri majorité bi la grande majorité ay xale yi ndaw nañu xale na ndaw moom mooy fexe ba réew di développé di dem ci kalam te boo gisee fu mel ni France naat fu mel ni États-Unis naat fu mel ni feneen ak feneen naat lu ko naatal du ay ressources naturelles mais dañu fexe ba jeunesse bi nga xamante ni dañ leen di tuddee entre guillemets oisif errant jeunesse bi nga xamante ni dañ leen di tuddee jeunesse malsaine jeunesse boobu ñoom dañuy fexe di leen valoriser dañ leen fexe di leen fekk ci ñoom li nga xamante ni dañ ko soxla en termes d'emploi en termes de formation ak en termes de financement mais duñu toog tey jii ci plateau de télé di ñu naan way lu gën a am solo ci Sénégal wala li ci gën a bëri ci suñu richesse mooy pétrole ak gaz te au-delà sax pétrole ak gaz yu plus la 720 kilomètres de côte moom Sénégal bu la yàlla mayee loolu may la leneen li nga xamante ni ñëpp koy wër mi soleil en permanence ku am naaj jant ngay am problème mu courant ngay am problème mu électricité c'est parce que en réalité suñu problème du ressource naturelle mais ressource humaine la ressource humaine yi nag ñan la mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy succédé wu au pouvoir te duñu liggéey mënuñu la ni lan lañ jot a liggéey ci nguur gi mais ñoo xamante ni dañu yàgg di bénéficier wu ay privilèges du pouvoir loolu nag vraiment tant que mi nga am ci réew mi naat bi ñuy bëgg duñ ko gaaw a dégg te dinañ yàgg toog di ñu naan Sénégal dafa pauvre Sénégal dañoo xiif comme ça si ni ñu ko waxee ni Sénégal yi dañoo xiif ba dugg ci ay Auchan di lekk di jël yi kenn xamul ñooñu dañu nekk ci catégorisation ak ci nga xamante ne mooy ay jugement de valeur mais je crois que ne bu ñu duggee ci profondeur yi rek daañu xam ni Sénégal am na lépp pour mën a développer lenn kese moo ñu tere développer mooy dirigeant yi nga xamante ni seen xarkalam ak seen xarañte bi nga xamante ni dañ koy xaar si ñoom ba tey moo ñongawul te ñoom war nañ ko mën a ñongo alors Omar arrestation bi ñëw na ci biir a biir ak li ñu fa dund mu lay wan ne conditions yi quand même du benn mën nañu gis quand même ay conditions yu normales dans les prisons même si prison ak ni muy doxee ak jafe-jafe yi fa nekk mais question bu ñeel 3e mandat ñu laaj ko mais également visite bi nga xam ne dem nañ ko auprès du khalife général des Mourides ban jàngat nga am ci loolu noonu yëpp. waaw man sëñ bi moom du jël décision ma ci commenter. par respect du ma ci commenter. ndax rôle bi mu war a jouer moom xam na ko ku mu war a recevoir xam na ko ku mu war a recevoir xool na ko. Touba nag di nga fa ñëw indi milliard duñ ko jël nit indi xasida Sëriñ Bamba ñu jël ko. te am na lu tax donc ñoom dayoo doomu aadama teguñu ko ci alal fi ñu ko teg sëñ bi xam na ko te lépp ci baatin la ko teg bu ñu yaakaaree ne kii bi ngi sol ay sagar bu ñëwee Touba duñ ko fonk kële bu indee 4x4 yor léppam bu ñëwee moom la sëñ bi di fonk tu te trompes lourdement ndax Touba beneen mbir la donc loolu moom nañ ko bàyyi ak sëñ bi te wax li nga xamante nii ne mooy problème mu réew mi déglu naa suma doyen Gumbala ku ma naw nag ma jox cër bu baax même dik sax ki la doon yenn saa yi mën nañu la poser question yom te ça n'a rien à voir avec affaire yi yow du ñoom yow xam nga ci dara ndax yóbbu waaw yow xam naa ko yenn saa yi ñu poser la question yom ci dañ koy wàcce waaw dañ koy wàcce question yi dañ koy wàcce mais du ñoom du ñoom leen ci mere du ñoom merewuma leen c'est-à-dire ñoom duñu leen ci mere même sexe ou sexe da ngay comprendre ñii pourquoi ñuy poser question bi dañuy tâter pouls bi du ñoom donte waruñu leen ko poser question mais duñu leen ci mere merewuma leen loolu moo tax moom mu waxee ni mu wax nii ne xam naa ne question bi ñëw nag xam naa lu tax ñu poser ma ko parce que yenn saa ñu poser yeneen yu gën a garaaw yow ci ni boo ko waxoon ci télé mën na tas réew